mbokk yi ñu ngi leen di nuyu dal leen ak jàmm ci xibaaru suba si ci baatu askan wi la ca gën a fës ci bopp xibaar yi bokk na ci ndaw bi di Moussa Dramé mujjee tamit faatu ci ñaxtu yi woon ci Ndakaaru njabootam ne ci jaaxle lool tamit doon sàkku yoon def liggéeyam ngir ñu gindeeku ca la faat seen doom daa ngeen ci dégg leeral yi ci biir xibaar yi. jàmmarloo amoon ca Mbàkke jàpp Jurbel foofe nag ca lycée technique Gafane ndaw ñëwàccoon ca mbedd ya doon tamit ñaxtu da ngeen ci dégg leeral yeeg Mamadou Matar Sarr njiitu réew mi Macky Sall janook taskatu xibaar yi démb déclaration gamu amal jëm ci tolluwaay réew mi ne yëg na bu baax a baax métit ak ñaxtu gi ndaw ñi dëkkee Ousmane Sonko yi tamit njiital Pastef noonu la ko doxalee démb xamle ne daanaka lu bari mu ngi fi doon am ci réew mi ci doxalin gu jaarul ci yoon ne loolee dootuñ ko seetaan moom la njiital Pastef fësal dañ ci toftal xibaaru yéen kaay yi mbokk yi bu nees gisee ma dikk ak yéen ci yaatalum xibaar yi. baatu askan wi mbokk yi ñu ngi leen di nuyu dal leen ak jàmm ci xibaaru suba si ñu fas yéene ko doo rek Dakar ak na mu bindoo tàngoon jër ay fan a ngi nii ndaw mi di Moussa Dramé ca la faatu njabootam ne ci jaaxle lool métit lu la nga xamante ne moo xew ci Ndakaaru ba noone seen doom di ca sànku ñaawlu nañu tamit anam yi nga xamante ne noonu la askan wi doxale ci mbedd yi métit lu la ca xew waaye nag sàkku ci yoon mu def liggéeyam dañ ci teewlu njabootu dem si yàlla Moussa Dramé àddunañ ci micro Mamou Diaby Gassama ñu ngi may xamal ne jàppandegul daañ ci dikkaat na mu gën a yaatoo dañuy delluwaat ca Mbàkke foofee ca Jurbel ak i tamit ñaxtu askan wa jot nañ fa song lu bari ci jumtukaay yàq ko yàqeet dañu dikkaat ak suñu naataango Mamadou Matar Sarr leneen ci xibaar El Hadji Babou Sakho di kenn ci njabootu ndem si yàlla Moussa Dramé mi faatu Moussa Dramé toll woon ci fanweeri at ak juróom faatu na nag ci fitna yi fii woon fii ci Ndakaaru dañ ci dikkaat na mu gën a yaatoo ci yeneen i xibaar lay doon mbokk yi ci noone ñu fas yéene leen jukkil xibaaru yéenekaay la ca gën a fës ci xët yi incha allah bu nees kiisee lay doon. Penda est-ce que du bi mangoog ñu fas yéene xuusandi ci xibaaru suba si dellu soit ci mbirum coowal Sweet Beauté Ousmane Sonko mené sous contrôle judiciaire démb nag jot na itamit delluwaat ca këram fa la fanaan mbooloo mu takku ndiiraan gunge ko ba ca kër ga jot na itamit janook taskatu xibaar yi dellu soit na ci lu yaatu ci dossier Ousmane Sonko woote jàmm ak dal ci mim réew dellu soit ci dossier Ousmane Sonko ak benn noone muy am boo ci noone muy nekk sous contrôle judiciaire dañ ci teewlu yaatal geek fàttali geek Safiatou Cissé. pour ñu mën a jël li nga xamante ne mooy énergie. fitna gi jolliwaat si mim réew ba bakken rotati askan wi nekk si jaaxle tiitonge ak ñàkkum karange ndax bëri na ay boutique yu ñu dajji ay station Total yu ñu songu ba si boutiku Auchan yu ñu dajji tamit njàng meek njàngale mi tàggatémbe ndax élèves yeeg étudiants yi ñu ngi toog seen kër loolu waral kilifa diine yi yëkkati seen kàddu doon ñaan dal ak jàmm si réew mi rawatina si njiitum réew mi mu génn wax
ak askanam rawatina May Afia Ousmane Sonko ak i ñooñam mu mel ni dégg na bi lépp ñaan waaye balaa loolu ñu nemmeeku woy politique yi société civile citoyen lambda ba si activiste yi ñoom ñëpp wàccoon nañ si mbedd mi ngir fësal seeni nakar gannaaw ba ñu tegee loxo kii di Ousmane Sonko waaye mu mel ni li ñu nemmeeku ñoom ñooñee du mbirum Ousmane Sonko Adji Sarr wala teg loxo bi ñu tegoon loxo kii di njiitalu Pastef moom moo waral seeni nakar mu mel ni am na luy ñuul ci sow bi ndaxte bokk na ci liñ doon sàkku di kii di Macky Sall mu tekki ndombal tonkam leneen lu gën a yéeme ci mbirum Ousmane Sonko bi di ay xale yoo xamante ne amaguñ sax fukki at ak juróom-ñett di dajji ay magasin liñ ci doon jël lu ci ëpp di lu ñu mën a lekk lu ñu mel nag di fësal xiif ak ndóol bi nga xamante ne moom la ñu nemmeeku ci dëkk bi waaye tamit ñàkkum xëyu ndaw yi ci boobee ñàkkum xëy sax ñu ciy duut baaraamu tuuma lii di nguurum Sénégal ak système éducatif am bi nga xamante ne war na ko xoolaat waaye tamit lu ñu mel ana lan moo ci responsabilité waajur yi lum ci mënti nekk nag ñuy xaar njiitum réew mi Macky Sall mu yëy yàbbi jëmee ci jafe-jafe yi nga xamante ne askan wi mu ngi koy jànkonte. Mangoog Safiatou Cissé jafe-jafe geneen ci mbeddu Ndakaaru Parcelles dund lu metti démb am na ci ab ndaw gu faatu ca fitna googule doon lu jaaxal lool ña fekk baax ca Parcelles Assainies sàkku nañu ñu ubbi ceeb enquête ngir xool la faat ndaw googule bil jaxu mayor seen kàddu àdduna ci micro Mamadou Dieye. tey nag dañu am lu ñu metti trop muy sunu doom sunuy rakk la ñuy jël di dóor ay balu fital di ko sox seen kaw ci manifestation ñu yaakaar ne ab réew boo ko yoree wala nga di ni man maay yor kaaraange réew mi da nga war a aar képp ku dëkk ci réew mi ni mu demee tey jii ci biir Parcelles Assainies naqarlu nañ ko jooy nañ ko ba ci kanamu yàlla ndax bu ñu soon suñu sago manifestation dañ koy accompagner ko ci logique avec des mesures yaa ngi dégg yu sérieux mais di accompagner manifestation di jël ay lacrymogène di jël ay bal di ko sox ci kaw askan bi loolu la ñu d'accordul te dañu ne c'est fini que ça soit la dernière fois loolu di am ci biir Parcelles Assainies léegi nag ñun waa OPP ñu jóg ne kii nga xam ne moom moo jël bal bi sox ko doomu jàmbur mu faatu dañu bëgg que justice soit faite dañu bëgg justice jóg ñu def enquête yu wóor enquête yu leer nañ ba kii nga xam ne moom moo faat bakkan policier la xawma lan la ñu jël ko tëj ko ci kaso bi atte ko loolu moom mooy li nga xam ne moom la ñu bëgg ñun waa OPP voilà. dama koy ñaawlu ba lacrymogène bii gis nga ki ñu ko dóor ba ci biir kër lañ ko dóor te rafetul te ñu ngi ñaan kii nga xam ni moo rey na ko justice dénoncé nañ ko dénoncé justice génnee ko boo demee kaas ba caméra yaa ngi fa ne fang bu ñu xoolee caméra yi gën a xam ki dóor bal bi. Mangoog leneen ci xibaar mu ngi sous contrôle judiciaire njiital Pastef Ousmane Sonko di dogal gi tukkee ci wàllub yoon Déthié Fall bokk ci ku jekk politique bi xamle na ba léegi xeex gaa ngi soog a tàmbale jëm ci ñaawlu doxalinu nguurug Macky Sall ne waxtu wa jot na mu bàyyi xel ci li ñeel càkkuteefu askan wi ak seen i jafe-jafe Déthié Fall lañ ci teewlu ci micro Moussa Sène. Cette jeunesse qui s'est mobilisée depuis que cette affaire a éclaté pour prendre la défense de l'honorable député Ousmane Sonko nga xam ni tey le président Macky Sall benn projet rek la amoon mooy fexe ba ñu doon candidat à la prochaine présidentielle. amul benn njariñ mu am comme seul programme nu muy anéantir opposition bi na dem jublu ci priorité yi nga xam ni moo fi nekk te tax ñu fal ko di tàmbali la rek mais daan continuer di taxaw pour am démocratie bu taaru daan continuer di taxaw pour Macky Sall mën a jublu ci tolof-tolofu askan bi. Mangoog jafe-jafe askan wi ak fitna gi fi jolli fan yi ba tax na kuréel gi boot
jigéen ñi ne ci société civile ne bu ñu sañoon ñu waxtaan ba diisoowaat jiital yi tamit intérêt réewum Sénégal ngir jàmm mun fee dellusiwaat càkkuteef googee dañ ci teewlu Zahra Iyane Thiam mayor seen kàddu àdduna ci micro Mame Khady Diéry Fall. ñi ngi ci 8 mars mooy bés bi ñu jagleen jigéen ñi jàpp nañ ne bés bi comme ni ko président Safiatou doon waxee sànq nekk na bés bu exceptionnel ci contexte mbas mi mooy Covid-19 bi ak wàllu ci contexte politique bu tendu bi ñu nekk ndax gis nañ fan yëpp ay manifesté yu bari mi ngi am ci dëkk bi ñu ne comme loolu la te jigéen mooy yaay moo nekk ci njaboot bi te yàgg na jigéenu Sénégal yàgg na di dox ci taxawaayu luy defar luy baaxal ñu ne nañu fas yéene gannaaw bi ma comme ni ma leen ko fàttalee waxtaanee nañ ko ca plateau télé nañu fas yéene wut kuréel gu ñu duppee cadre ad hoc des femmes leaders politiques et de la société civile pour la paix ñu mën ko séq di ci waxtaanee lépp loo xam ne dina wéyal wala dëgëral jàmm dina également gën a ñaax nit ñi ci respect des institutions dina gën a ñaax nit ñi ci état de droit loolu aussi biñ ko waxee nee nañ seetlu nañ tamit ne fan yi ñu génn vraiment incident yi bëri na yàq yi bëri na ba am na ci ay bakken yu rot bakken yooyu di rot vraiment ñu ngi ciy jaale nation sénégalaise bi yépp di jaal njaboot ñi nga xam ne tiis bi su seen kaw la dal di wax moo tax ñuy gën a woote jàmm gën a woote dal gën a woote sérénité tey lii nga xam ne ñoo ko bokk muy édifice public yi ak li nga xam ne ay alalu jàmbur lañ ñu fexe nuñ ko sàmmee aar ko ci même bu ñuy manifester ñu fexe moytandiku loolu ñi ngi wax aussi ne comité bi nee na mi ngi rafetlu liggéey bi nga xam ne force de l'ordre yi def nañ ko taxawaay bi ñu am mais ñu ngi leen di ñaan aussi comme réew mi ñun ñëpp a ko bokk te suñu ay doom lañ ñu gën a aussi xëy na dolli tuuti yërmande ci ni nga xam ne noonu la ñuy aaree kaaraange réew mi ak kaaraange nit ñi li ci des nee nañ cadre bi ñuy lancé tey dinañ ko fas yéene wéyal ubbi ko ci képp koo xam ne bëgg nga ñëw dolli sa taxawaay ci jàmm ji nga xam ne moom moo ñu tax a jóg ak renforcer démocratie bi ak état de droit bi. ma ngoog ba tey ci wàllu xibaar ci dossier Ousmane Sonko la ñu desandi mu ngi ñu ngi ko placé sous contrôle judiciaire loole nag étudiants ya ne ca université ne loole doyul ne bu ñu sañoon ñu seetal wecc Ousmane Sonko ca lañ koy tuumal dañ ci teewlu seen kàddu ci micro Moussa Sène. dañoo gis ne dictature bi dafa avancé te ñun nag ñun étudiants yi nous sommes des citoyens am nañ droit ñu liggéey pour démocratie suñu réew mën a avancer kanam. li ñu bëgg mooy ñu libéré Sonko libération totale sans condition sans aucun suivi buñ ko toppee dara. mais Sonko jox nañ ko liberté provisoire maanaam il est sous contrôle judiciaire cela ne veut pas dire qu'il est libre donc ñun lépp lu ñu bëgg mooy nañ ko libérer définitivement. mangoog nañ ko may afiya ca na mu gën a gaawee lu aju ci yàq gi nga xamante ne nemmeeku nañ ko ci Ndakaaru ci yenn supermarché yu Auchan yi ak i tamit yenn magasin yi Bachirou Ba di fournisseur bokk na ci ku doon jëflanteeg waa Auchan métitlu la ca xew ne koom-koom gi mun na fee jaaree nermeelu ndaw ñu bëri tamit xëy gi mun naa tàggatémbe dañ ci teewlu Bachirou Ba ay kàddoom ci micro Mame Khady Diéry Fall. fii ay marskat ñëwuñu fii ñun ay bandi ñoo ñëw séquencé ñu sonal ñu parce que tey maa ngi lay wax ne am nañu ñaar fukki Auchan ak juróom ñaar fukki yi yëpp kenn mënatu ko récupérer yooyu moom dèjà jeex na du dara lu fa des du dara la fukki yi ak juróom lañ yàq de ba fu ci nekk dañu dem jël xaalis ba fii ñu nekk nii comme Sacré-Cœur ñi fi ñëw dañoo dagg def directement dem fi nga xam ne fa la serveur bi nekk pour dindi ko lépp loo xam ne caméra la mais dindi aussi li nga xam ne mooy alarme bi ba dindi yóbbu coffre yi fii ñun ñu fiy liggéeyee ñu ngi am Auchan mu ngi employé junni ak juróom-ñaar téeméeri nit ñu fiy liggéey fii ci Sénégal mu am juróom benn téeméeri fournisseur benn laa ci ñoom maa ngi liggéey loolu téeméeri nit gën nga gàtt te Auchan moo tax loolu nag su fekkee dafa am ñu yaakaar ne tey ab tubaab la ñuy xeex wala ab réew la ñuy xeex dañuy nax seen bopp xorte wala ak lu kenn dul xam la te loolu foog naa ne mënoon naa bokk ci ñuy dem ci gaal yi mais daw ma ci gaal yi te samay morom yi dem ci gaal yi gis nañ ko ni mu bëree su fekkoon ne état mën na régler ñëpp
emploi konoon day am solo mais mënu ko li man mooy am ay partenaire pour ñu régler ay employés yu mel ni rafetul su fekkee tey dañoo yàq li da nga jàpp ne lu mu gàtt ay milliards dem na donc ay milliards nag wax dëgg yàlla bu fekkee dañ koy yàq ci yenn yi nañu bàyyi xel ne ñoom bu ëllëgee ñooy war liggéey après dund bi beneen dund day am gis naa it ay maire ay jigéen ay ndaw di profiter di yóbbu lii lu bees la ci réew mi man dama tiit dama jaaxle mosuma foog dina am te nag 1997 maa Abdoul Aziz Sy yàlla yërëm ko ñun ñu xam ko nee woon na ci jamonoy Mauritanie ba ne ku ci lekk dina du la jig te dina la topp ba ngay génnee àdduna lii tamit bu kenn jàpp ne alali bayti maan la. ma ngoog xibaar gi jëm ci tolluwaay réew mekk na mu bindoo fan yi ñu toll ci fitna gu takar naa seet lool ba tax na kuréelu syndicat bi di CNTS jot nañu janoog taskatu xibaar yi amal taxaw seetlu ne bu ñu sañoon mbir yi yem fi ndax lu bëri yàq na ci réew mi boobu léegi dañ ci teewlu Elimane Diouf bokk ci googule kuréelu syndicat àdduna ci micro xooxandong. suñu coalition nag situation bi metti nañu et tournure bi mu jël naqari na suñu population yëpp parce que violence bi ñu fi gis ak pillage yi ak li yàq yi ci fi am ak blessé yi ak décès yi musul am ci Sénégal en tout cas rappelé wuñ ko ci at yi tey emploi yu bëri maanaam liggéey yu bëri menacé nañ leen agence su société yu bëri fi mu nekk nii ñu ngi leen di menacé muy Sonatel muy Sen'Eau muy Senelec banques yi chaîne d'approvisionnement maanaam magasin yi jaay vivres yi station d'essence yi édifice yëpp et bilan bi yaakaar naa ne rëy na dëkk bi pratiquement li fi nekkoon urgence buy xeex pandémie bi pratiquement dañ ko teg beneen côté et tey désastre bi maanaam yàqu-yàqu yi au plan économique social bi nga xam ne pandémie bi entraîné na ko muy entreprise yu bëri tëj liggéeykat yu bëri ñàkk seen liggéey loolu dafa mel ni dañ ko féetale boor alors que loolu moo nekkoon suñu urgence loolu moo tax ñu ngi woote acteurs yëpp partout fu ñu nekk pouvoir comme opposition ñu jéem a tirer ay leçons ci jafe-jafe bi pour que ñu delluwaat lii ñu faase ko ci suñu histoire dëkk yaakaar nañ ne nag parti politique yi dinañ tirer ay leçons mouvement syndical société civile chefs religieux yi ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi yëngatu pour que jàmm dellu si ñu ngi leen di encourager di leen demander lépp lu ñu mën a def ñu def ko ci li mu gën a gaaw. 8 mars di bëccëgu ñu jagleel bépp jigéen ci àddina gi jigéenu Sénégal yi nag ñoom desuñu ci seen ginnaaw jot nañ ko màggal waaye nag anam yu métte métti lañ ko màggalee ndax fu réew mi toll ñu bari ci ñoom seen koom-koom demeetul noonu ndax coronavirus bi fi jaar ba tey dañ ci teewlu reportage yu Mamou Diaby Gassama. lu ëpp benn at gannaaw mbas mi di coronavirus bi ñu feeñee ci àdduna wërgal këpp altine ci yi mukk bés ba nga xamante ni moom lañ jagleel jigéen ñi ñu fas yéene waxtaane ci bés bi moo di ne taxawaayu jigéen ci lu ñeel ngir ñëpp yem xeex mbas mi di coronavirus naka noonu ñu daal di xamal ne jigéen ñi bàyyi nañu seen waax bu baax a baax ci li ñu mel bool ci sax la nga xamante ni moo di ne relance ngir ñëpp yem gannaaw mbas mi di coronavirus bi ñu lëmbee àddina wërgal këpp ayit ñu def ab taxaw seetlu ci gàllankoor ya nga xamante ni moom la jot a jur ci àddina wërgal këpp lu tollook 527 millions ay jigéen ñoom ñooy xëy ci ay dëkkuwaay restaurant immobilier ak lépp lu ñeel wàllub jënd ak jaay bool ci sax lii di administration industrie naka noonu bànqaas bi taxawu lépp lu ñeel wàllub xëy ci àddina wërgal këpp daal di xamal ne yile secteur mbas mi di coronavirus di leen daal di gàllankoor bu baax a baax ci lu ñeel wàllub ñàkkum xëy ak it wàññite ci lu ñeel waxtu ba nga xamante ni moom la ñuy liggéey bu fa yemoon sax mu tane ndaxte lu ci gën a bëri ci ay jigéen ñi li ñuy am ci contrat yéene wu maana coronavirus daal di salfaañe lu toll
tolloog 740 millions ci ay liggéeykat ya nga xamante ni ñu ngi ci économie informelle ci ñëpp xam nañ ni jigéen ñi am nañ ci doole bu baax a baax beneen biir am na moo di ni ñëpp xam nañ ni jigéen ñi dañuy taxaw ci bërëb fajukaay yi di fa def ab liggéey bu mucc ayib lu tolloog 86 millions ci ay jigéen ci yooyu la bërëb la ñuy liggéey kon ñu ngi représenté ci personnel bi 70% maanaam téeméer yoo jël juróom-ñaar fukk ay jigéen lañu waaye lu ci doy waar moo di ne anam ba nga xamante ni moom la ñuy liggéeyee dafa daal di tàggatémbe waaye bi la crise tamit gis nañ ni la nga xamante ni moom la ñuy jox jigéen ñi daal di wàññeeku na li ko waral moo di ne l'école yi nga xamante ni jot nañ leen tëj waaye tamit liggéey bi ndaan